voilà salaamaaleykum waa Guédiawaye salaamaaleykum mbokk sportif yi ñu ngi fii aussi ci stade Amadou Barry ñu fekk si fii lii nga xamante ne aussi mooy idée bu am solo bi nga xamante ne aussi kii nga xamante ne mooy monsieur Mbaye yaakaar naa ne duñ ko présenté mu ànd si ak ki nga xamante ne mooy Gaye moom yaakaar naa ne du ma ko xam Amadou Gaye duñ ko présenté aussi ci Guédiawaye ñu am benn initiative bi nga xam def nañ ko muy benn stage bu formation des entraîneurs mooy initiative bu licence CAF D donc ñu bàyyi ko moom mu présenté après ñu dugg ci laaj yi monsieur Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Ablaye di rafetlu seen teewaay di rek wax ne maa ngi sa wetu président district ak bu CODEF bi ñu war a ànd weccoog yéen par rapport ak li nga xam ne sumb nañ ko ñu def ko pour Guédiawaye def ko pour le Sénégal pour que suñu doom yi suñu jarbaat suñu sët yi mën a au moins am yenn capacité yenn compétence yi yu leen permettre xale yu ndaw yi ñuy gérer ñu mën a xam si fan lañ koy teg pour mën a avancer. pourquoi importance su licence CAF bi lan la. importance bi moom mooy xam nga mooy nekk premier diplôme bi nga xam ne kuy aspiré nekk entraîneur war nga ko mën a am maanaam moo li jiitu su fekkoon ci wàllu jàngale école la. danaan mooy classe su CI maanaam cours d'initiation donc loolu moo ci nekk rek nekk am na solo boo xam ne si kanam tuuti képp koo xam ne amoo diplôme. wala amoo formation bu dëgër pour nga yor ay xale dafay xaw a métti parce que ñu si bëri si ñoom dañuy jaawale nekkoon dara dans le passé ak xëy rek am ndombo tànk nekk entraîneur te defoo formation formation bi da leen permettre à ce que ku ñuy yor ñu xam fan lañ teg seen tànk pour mën si avancer parce que su xoolee bu baax a baax da ngay foo dem si terrain Sénégal yi fekk nga fa ay nit yoo xam ni jël ay xale di leen former mais formation boobu su tegul si ay base yu solide da ngay jël xale bi nga brûler état bi wala nga def loo xam ne suba mën na koo gaañ te du nekk njëriñam loolu mooy njëriñu licence ñuy organiser bu njëkk ba au Sénégal li ñuy wax initiateur ñu dëkk-dëkk CAF daal di ne soo demee foofu si ñoom mën nga bañ a xam luy initiateur ñu ut ay équivalence su diplôme yooyu am Sénégal ñu def ko si noonu lañ ne initiateur am na équivalent au niveau de la CAF bu ñuy wax licence D noonu la amee si premier degré mu toll licence C noonu la amee si deuxième degré mu nekk licence B ba ñu egg si licence A. donc ils sont au nombre de combien parce que gis nañ aussi ak ñun aussi ñoo fi nekk est-ce que Guédiawaye kese ñoo fi nekk wala aussi y a des gens yoo xam jóge nañ ci région pour participer si. waaw bi ñu koy ubbi dañ ko ubbi woon pour le département de Guédiawaye comme ni ko Dakar organisé. Pikine organisé ko. maanaam cible bi. moo nekkoon ay doomu Guédiawaye yi nga xam ñi ngi fi bëri te demande bi bëri. mais nag stage moom mënu yem rek ca fa nga ko yaakaar ne fa lay yem. dafay wane que ne dañ koy ubbi pour bépp doomu Sénégal bi nga xam ne lii soxal na la. te nga bëgg avancer si lii nga nekk. am si am si xam-xam. stage bi CAF institution yi mu joxee mooy ne mënul weesu fanweeri nit. donc si biir salle boobu nga xool léegi fanweeri nit ñoo fa nekk. direction technique nationale mooy yónnee ay formateur am. formateur bi ñëw tey mi ngi tudd Moussa Ndiaye ñu xam ko mu nekk aussi doomu Guédiawaye tey mu nekk suñu fierté tey suñu amee chance organiser lii mu ñëw jiite ko duñ dem lu rafetlu ko. mu ànd seeg Abdou Gueye Louké mu nekk directeur technique régional de Dakar. boo nekk encore Samba Keita mi nekk un membre de la direction technique. bu jóge Saint-Louis. ça veut dire que nekkul rek affaire u Guédiawaye. même fekkee Guédiawaye lañ organisé. dafa ubbeeku pour ñëpp. voilà ñu gis aussi que ni c'était prévu le 30 janvier ba beneen date ñu gis aussi ñu reporté ko pourquoi report boobu am. waaw xam nga report bi ko indi ñaari mbir la bu njëkk bi il fallait ñu egg si nombre 30 période boobu. nit ñi dañuy xaar toujours à la dernière minute ñu ñëw di demander si. loolu benn la ci demande forte bëri woon na. wante ñu si yëpp ànd ñoo seen këyit pour mu ñëw ko vers ñun. te tamit këyit bi tamit da si am solo. parce que dina tax nga ràññee ki nga xamal kan la suñ ko laajee cas judiciaire am na lu tax ñu def ko laaj ko. suñ ko laajee carte d'identité suñ ko laajee photo. ça veut dire que am na yu bëri xam ne dafay dugg en ligne de compte. loolu kese moo am au report. beneen problème bi tamit bi ñuy sumb parce que li may wax si contrôle sama président wu. district nekk en même temps président CODEF bi muy Amadou Gaye ma koy remercier au passage parce que dafa ma jox carte blanche lu bëri parce que peut-être que man la ëpp lu ñuy gis mais liggéey bi c'est de manière collégiale qu'on a travaillé moom xam na parce que lu ma si def rek pour moom la parce que yàlla moom la teg mu nekk si bopp bi ñu war a ànd ak moom liggéey ci li ñu nekk léegi li soppal moom mooy que ne dañoo amoon yaakaar trop su suñuy autorité
c'est que ñoom it ñu xam ne lii ñuy def. mu dugg ci volet sport dafa bokk ci compétence transférée. bi nga xam ne maire yi moom la yor. na mu amee ci éducation. am ko ci culture am ko ci yeneen rubrique. ci côté boobu laay ñëw maanaam ku wax organisation bi initiative wax ne aussi de ça demande des moyens. est-ce que aussi am ngeen soutien les autorités ci Guédiawaye fii. ba heure bi ñuy wax ak yéen. amul koo xam ne jóge na ci autorité politique nekk ak Guédiawaye am ndomba tànk. koo xam ne teg na la bët ci mais ñi ngi yaakaar ci kanam tuuti. am na kenn koo xam ne am nañ yaakaar que dina ci dugal loxoom par rapport ak loolu. mais nag di nga gis ñoo xam ne c'est des bonnes volontés yu la jàppale. may la ceeb may la diwlin. mais jàpp nañ ne yu mel nii nag les autorités municipales ñoo ko war a gën a porter. parce que ñoom lii ci ñoom la bokk. pour ñu defandoo ko. mais attendons de voir nag fii ak ñuy jeexal parce que fii la 14 dañuy soxla nit ñi. da ci am solo trop aussi ñu jot ci ñoom pour que ñëw jàppale. parce que lépp suñu la tegu. au-delà ñu am stade bi nga xam ne ñu ngi ciy remercier le directeur. bi nga xam ne bi ñu ñëwee tamit lu bëri daf ñu ko yombalal. ñu koy remercier ci loolu aussi tamit au passage. ak ñëpp ñi nga xam ne fëgg na leen di ñaan yàlla pour que ñu wuy si ñu mën a avancer. est-ce que bindoon nga leen lettre ñooñu ngay wax autorités yooyu pour ñu demander leen seen soutien. amul benn doomu Guédiawaye bu am ndombo tànk boo xam ne jëluma samay correspondance yónnee la ko. parce que amul exception parce que man aw ma fii ak ñi ma àndal. amuñu xaal ma yàlla ak kenn. dañoo jàppe ne ñoom ñi nekk ci gox-goxaat yi ñun lu ñu def lu dul yónnee lettre jox leen. la ca des. c'est à eux de venir vers nous pour nous appuyer parce que lii ci lu ci la bokk. mais nag tout tax ñu xalab kenn parce que ñun li ñu nekk ñanga ca dañ ci connaît dox pour intérêt wu footballu Guédiawaye bi. ak sport Guédiawaye loolu moo ñu ci ñor. affaire bi na lay dérouler. stage bi dafa nekk sur 12 jours. tey la commencé le 13. le 3. war a jeex incha allah le 14. la war a jeex. dafa am li ñuy wax bis bu nekk. dafa am partie théorique bi nga xam ne le corps enseignant. ñoom ñoo koy def les encadreurs. ñoom ñoo koy def mais lépp lu ñu def rek en théorie. dañ koy def en pratique. pour que nit ki di gis. di am d'abord des connaissances théoriques. mu mun ko boole encore des connaissances pratiques. loolu ci am solo. day nekk nag sous forme de demi-pensionnat parce que su weesoo donc initiation amul mun nañ ne doo am obligation nit ñi di fanaan wala toog. mais soo demee ba egg yeneen niveau yi nag da ngay obligé. mu nekk loo xam ne day nekk régime interne. ñëpp nekk ci war fa fanaan war fa nekk ensemble. ba yu bëri mën ko cultiver. voilà donc ma ñëw ci li ki wax mooy président district. ñëw gis nga dégg sànq li mu wax ci côté jàppale bi loolu la ngeen di xaar ci pour autorité pour ñu ñëw appuyer wu leen ci ban côté. bon côté bi ñu xaar mooy comme ni ko monsieur Mbaye waxee. wax dëgg yàlla di ko sant d'abord di ko remercier. parce que tamit xaarul kenn pour booster stage bi mun a am. parce que nag wax dëgg yàlla. xarañam moo tax stage bi am. parce que mënoon na toog fii ñuy xaar di détail mais dafa dem engagé directement ñëpp fekk ko ci. kon donc dañ koy remercier. initiative bi mu am ba lii mën a tàmbali tey. kon donc li nga wax ci wàllu njàppale bi effectivement xam nga nit la rek ñun ñi tey xamuñu ëllëg kan moo fi nekk autorité locale. effectivement kon donc boo dëkkee ci gox. ndaw yi nekk fii. lépp lu ñuy def pour yow. parce que li ñuy def pour ñoom la pour keneen. parce que tey boo nekkee autorité fii biir département de Guédiawaye. nga dégg ñu ngi tàggat ndaw yi parce que tey kenn ci ñoom ku nekk. mun nañu parce que ñun dañoo xaar sax. bëggoon dem ci ñoom sax pousser leen pour que au moins kenn ci ku nekk jël 5 personnes parrainer leen. boobaa sax yëf yi day yomb. mu dina yem ci doomu Guédiawaye kese lay nekk. te ñi ngi xaar deuxième session bi peut-être lii bu leen rawee ba defuñu ko xëy na nañ ko rattraper ci deuxième session bi. waaw parce que bu ñu déggee tamit bu ñu déggee initiative yi en général région yi comme ku ci mel ne Kaffrine ay Kolda dégg nañ seen bos. dafa am ñu koy parrainer. pourquoi aussi jël leen initiative boobu. effectivement gis nga Pikine. seen benn doomu Pikine. bu nekk professionnel ci biir état moo leen may 2 millions. effectivement kooku xam nga tey bu ñooñu fayee bu ñu fayul manqué wuñ dara. ñun on attendait que tey ñu ne dañuy démarrer benn autorité locale jóg wala benn bonne volonté bu dëkk Guédiawaye nekkat gars yi man mun naa leen ko gérer wala mun naa fayal nangami jeune loolu la ñuy xaar ci autorité locale su ñu demee ci yow mooy suñu devoir bu ñu demul ci yow nga ñëw ci ñun waaw nit warul xaar ñu koy naan war nga def li wala war nga def li ñun dañu war a dem ci ñoom dañoo war a ñëw ci ñun noonu la ñu war a dëkkee parce que ëllëg dañuy soxla ñii fi nekk ñoom dinañ leen soxla seeni rakk lañu seeni jarbaat lañu seeni doom lañu kon donc ñoom dañoo war a jóg au moins vers lépp loo xam ne développement la
ci wàllu sport am na ñu leen fi toogal di ko def kon kenn warul xaar kenn war ñu toog seen ruq yi di jafe. parce que ba ñuy bëgg avant ñuy nekk dara nit ñi mel nii noonu la ñu meloon rek. kon bul xaar ba falu rek jafe. waaw. donc damay ñëw terminer avant may terminer ma ñëw ci monsieur donc ñoom bu ñu paree le 14 ñu jox leen si diplôme est-ce que après dina am accompagnement ak suivi bi nga xam te moom dina ci war ban ngeen fësee après ngeen accompagner leen. ñun district bi. balaa technique am mooy la direction technique départementale bi nga xam ne maa ko jiite. ñun dañoo am un plan programme bi. dafa am li ñuy wax volet formation. bi nga xam ne ñu ngi ci parce que on a un plan programme boo xam def nañ ko. pour que tamit xale yi nga xam ne tey ñu ngi woon ci stage yi ñu mën leen fexe ba topp leen. ci structure yi ñu yor pour mën leen dooleel. et que de temps en temps tamit ci volet formation boobu. ñu woo ay nit yoo xam ne xam nañ ne football Sénégal. ñu ñëw fii def ay animation pour que xale yi mën si gagner lu bëri bëri. su weesoo loolu il y a aussi le volet sélection. parce que tamit dafa am ay sélection yoo xam ne fii ak Guédiawaye si ñun la tegu. am na la sélection U20 am na la sélection U17 am na U15 am na U13 te yooyu yëpp mu jógee si structure ñu yor maanaam fu ñu gis xale boo xam ne xarañ na dinañ ko dem wëri su ñuy def sélection départementale bu Guédiawaye ak foo munti bokk dëgg-dëgg Guédiawaye suñu sélection ñu génne la ci. parce que loolu mooy nekk njariñu Guédiawaye. important ñu xool ne ñoo ko bokk. ñun ñëpp ñu joxante loxo ci lii pour que ñu am sélection bu dëgër suy dem au niveau régional ñu accompagner leen ku si am chance génn au niveau régional soo mënee dugg aussi sélection nationale mu nekk loo xam ne sa njëriñ la te ñun ñoo siy génn grandi te loolu moo si am solo. important lan mooy sa dernier mot. remercier rek ñi nga xam ne le président Amadou mi nga xam ne tey man bras technique am la mu jël yëpp teg ko sama loxo mu mën a jël tay yi doxal ko ba tey ñu egg si fii mu nekk de manière collégiale li ñu def. di remercier ñëpp ñi ci dugal seen loxo ñi ko ci dugalul li am solo mooy Guédiawaye am ndam ci lii ñu ne xale yi dem nañ ba diplôme am nañ formation diplômante bu wóor dem nañ bay jariñ Sénégal da fekk peut-être que ñun ñu nekk à la retraite mais tamit dañu am fierté ñu ne bokkoon nañu ci formation nit ki. effectivement loolu am na solo di remercier aussi. waaw info nekk. merci di leen aussi ñaanal parce que tamit da ngeen jege population bi. ñu leen si remercier bu baax a baax. di leen xamal ne day ñaan yàlla rek yàlla teg si yéen loxo. ba liggéey li mbëbët ñu dem ba tey ngeen am foo xam ne yéen a ko moomal seen bopp. mu gën a yaatu. ba ñu dégg leen un peu partout au Sénégal pour ñu mën dem. Guédiawaye info bii. info mën a nekk Sénégal info. joxal ma sama grand mu def dernier moom it ñu terminé. bon merci Laye vraiment dañ leen sant di leen gërëm parce que tamit lii rek la ñu am. ñun la biir Guédiawaye suñu fierté mooy lépp loo xam ne Guédiawaye la bokk rek. na jëm kanam. moo tax vraiment dañuy remercier ñëpp di féliciter ñëpp. comme ni nga ko waxee léegi monsieur Mbaye. effectivement gis nga ñii di encadré nii. dañuy ñaan yàlla ñu génn bu ñu génnee dañu commencé ci école football yi. ci nawetaan yi. ci fépp wane li ñuy jàng. mettre ko en valeur. kenn du def diplôme ba pare denc ko. amul njariñ. kon donc ci futur entraîneur yu ëllëg Sénégal yaakaar nañu ne ñii nga xam ne ñi fii lañ leen formé. nañ génn ci ñoom. ba nga xam ne boo ëllëgee loolu mooy sunu ndam ñun. foofu la ñuy gisee sunu fierté. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla na Guédiawaye yëpp booloo jàppante. ba nga xam ne lépp lu ñu sumb rek sumbandoo ko. ñu avancé jëm kanam. c'est important man fi may terminer rek mooy li ñu mujjee wax appel bi ñu def mooy par rapport ak autorité parce que li ñu def nii dafa jafe donc ñëw organiser lu mel nii jël seen i moyens def ko ci donc yaakaar naa ni wax na ko sànq monsieur Mbaye compétence yu ñoom la donc damay lancer appel rek ci au niveau maire bi ak ki nga xam moom mooy Lat Diop ñi nekk autorité yëpp ñu ñëw jàppale leen parce que 12 jours la am nañ fi ba 12 jours premier journée bi xaw na metti donc na ñëw ñu jàppale ñu teg leen loxo parce que tamit lii ñu def nii c'est la première fois ñu ni ko ak Guédiawaye honneur la ak fierté la dëkk yëpp ñu ngi koy def Guédiawaye ñu ngi koy def te gis nañ ñi yeneen dëkk yi ñu koy def seen autorité yi ñu leen di jàppale donc kon tey dama lay lancer appel ñi nga xam ñoo nekk autorité yi nekk Guédiawaye ñu ñëw teg leen loxo jàppale leen parce que lii ndamu Guédiawaye la ay doomu Guédiawaye ñoo ci nekk ñu ngi leen ciy formé donc loolu seen compétence la tamit day wàññi chômage bi nga xam te aussi moom moo nekk ak Guédiawaye donc tamit loolu maa ngi leen ci ñaan di def appel ngeen ñëw ngeen jàppale ñi nga xam te ne ñoom ñooy initiateurs yi di leen remercier bu baax a baax